tax na 9h pile jot na ñu ngi ci suñu émission souffle matinal. Et si vous veniez de nous prendre en cours, c'est souffle matinal sur la 4e et dernière numéro. Chose promise, chose due. Et un homme averti à vos deux. On vous l'avait dit hier. Dañoo am gan, dañoo am sax ay gan. Madior, démb ñu ngi ko doon waxtaanee tey dañoo am ay gan. Ay gan lañ am gan. Khady damay bàyyi. waaye bu leen tudd sax. non du ma leen tudd. nee naa leen souffle matinal rek lay xewee. maa ngi leen ko doon wax démb tey dañoo am gan Madior. waaw mais man xam nga Khady gan yi man du ma leen présenté. yow yaa leen di présenté. man sax duma leen présenté. waaw duma leen présenté. dina doy waar ko de. yow ñun am nañ ku ñuy présentel ba pare. garaawul kon nag jeex na. comme ñu dem. waaw. mu ngi juddoo Grand Yoff màggee fi tamit Chérif Bayo di ndaw bu bëggoon football lool tax ay waajuram yóbbu ko ca l'école football Kéba Mané ngir mu yokk xam-xam ci wàllu technique ginnaaw foofee mu jaar centre de formation AS Promofoot yéego US Gorée ba tey ji mu daal di egsi ci centre de formation bu mag bi ñu koy woowee Génération Foot mu wone fa fulla ak fayda ba mu bokk ci joueur yu gën a xarañ ci Ligue 1 professionnel bu Sénégal ci atum ren ji mu doon nit ku yaru am teggin ba pare daa di woyof waaye su duggee ci biir terrain bi gaynde lay soppaleku ngir bëgg gagné waral mu doon vainqueur coupe du parlement ak US Gorée vainqueur super coupe US Gorée champion du Sénégal ak Génération Foot Chérif Bayo nekk ci yoonam di séntu fu sori lool ci biir carrière am rawatina football ci club yu mag yi te ñu nekk ca bitim réew. Question la de Madior question la nag waa Keita ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci portrait boobu mu ñu defal concernant tey suñu invité muy Chérif Bayo nekk Génération Foot aussi di champion du Sénégal Ligue 1 Madior tey moom mooy suñu invité. Khady dañuy santaat yàlla bu baax a baax. dama koy wax toujours ne à Grand Yoff on a des leaders. à Grand Yoff dañoo am ay stars. à Grand Yoff dina am ñoo xamante ni ñooy àdduna macha allah. ndax bu ñu seetee le capitaine de l' équipe nationale du Sénégal Grand Yoff la jógee. góol bi gënoon a xarañ ci équipe nationale bu Sénégal Grand Yoff la dëkk muy Tony Mario Silva plus le capitaine Cheikhou Kouyaté. ak yeneen i professionnels yoo xamante ni fii la ñuy vivre à Grand Yoff. xam nga maa ngi la koy wax démb ne la Diagne notre attaquant là. Mbaye Diagne. fii la dëkk Scat Urbam. mi ngi nii am na ñeneen ñoo xam ne fii lañ dëkk secteur bi. xëy na dinañ ci dugg léegi. kon donc bu ñuy invité waat beneen professionnel je dis. parce que Ligue Pro la ñu yor léegi. championnat Sénégal Ligue Pro la. ñoo invité benn professionnel boo xamante ni sur le plan football loolu dañ ci bég. rawatina nag ñu jëm ci moment boo xamante ni moment bu important la. muy actualité monde bi. rawatina Afrique muy. Coupe d'Afrique bi Coupe d'Afrique des Nations. kon donc dañu koy dalal mu ànd aussi ak suma rak di manager am. di coach am. ndax nit ku ne war nga da ngay am jaar-jaar ci kenn. mu lay indiquer. ba yàlla may la li mu lay may. mu nit ku yaru. muy l'entraîneur. El Hadj le plus poli. aussi. nekk nit ku dal. nit ñi jox ko cër gu mat sëkk yàlla na ko yàlla fal cat. amiin te aussi jël na fi coupe de la ligue. coupe de la ligue. jël na ko El Hadj ak équipe am ay équipe am chaque jour nga tudd leen nee naa la. waa Racine Club de Dakar loolu la àdduna di laaj. nee naa la est-ce que yow du la fay sax chaque jour nga koy tudd. kon donc dañ leen di dalal. Chérif maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum
Madior xam nga maa ngi nuyu Khady ak ñoom Basirou affaire yooyu ak sama kër si El Hadj Cissé quoi asalaamaaleykum waaw. Chérif am nga loo jot a dégg ko ci kàddu yi ñu taataan ci yow wax ko noo gisee loolu. waaw mais xam nga rek. c'est l'émotion ah. c'est l'émotion. waaw mais sant yàlla quoi sant yàlla xam nga tamit yi tamit soo ko déggee quoi yi tamit genre ñaax la quoi xam nga tamit grand xam nga grand bëri na ay jours xam nga mais tamit su la gars yi tànnee si yii nii xam nga da sant yàlla bu baax dëgg la tamit affaire bi tamit xam nga bett na ma trop xam nga bett na ma trop wala sa waaye fan yii bu mooy toog ne ma non gars yi ñu lay defal benn surprise wax dëgg yàlla man tamit man maa doon xaar beneen côté quoi mais pas lii xam nga mais sant yàlla bu baax quoi. mais xam nga liggéeyu Khadija la te dafa doy waar aussi Khadija la dafa doy waar moom la de du kenn moom la. xam nga Chérif dana wax say jaar-jaar ci fi nga tàmbali ba fi nga egsi sa jaar-jaar yooyu nan nga ko dundee woon. waaw dëgg la moom dëgg la benn instant quoi affaire yi tamit xam nga affaire yi nekkoon na affaire yi métti nekkoon affaire yi métti parce que imagine nga nekk booy xam nga nekk ci benn kër boo xamante ne xam nga sa papa bëggul woon ngay dugg ci football bi quoi mais benn instant tamit mère bi xam nga mère bi dama doon jàppale tamit ci football bi après bi paa bi gaañoo après xam nga après mère bi xam nga di ma gën a poussé quoi après c'est là commencé dugg ci école football Mbaye Diop mooy école football boobu nga wax nga Kaba Mané après jógee Kaba Mané dem ci El Hadj Cissé xam nga mooy promo foot après xam nga nanka après xam nga après c'est là commencé nag xam nga après dem ci ay Yogo Gorée xam nga ba yàlla def tey ma nekk ci. mais Chérif dama dégg lu am solo nga wax sa papa dafa génn àdduna sa papa bi muy dund mu metti trop ngir nga football waaye sa yaay di la ci encouragé. lan moo taxoon sa papa ba ñoon nga football. waaw mais xam nga tamit paa yi tamit xam nga paa bi xam nga dafa ma dugal franco arabe xam nga tamit paa yi xam nga ñu bëgguñu tamit xam nga seen doom kii waa seen doom di taxawal xam nga paa bi dama doon forcer tamit xam nga si jàng bi waa na ma jàngal xam nga affaire yooyu quoi mais man benn instant bi paa bi feebaree ba tëdd sax si laa gën a am fit xam nga su ko defee léegi matin bi su ma doon xëy war a jàngi léegi man damay teel a xëy dem montagne am na benn montagne bi nekk fa desar damay teel a xëy dem montagne quoi léegi paa bi xam nga da fekk paa bi xam nga paa bi mënul jug mënul kii quoi. boobu yaa ngi amoon environ ay ñaar at yooyu. waaw boobu su ma jumul boobu man booy laa boobu zéro ma kade sax. waaw boobu booy laa boobu zéro ma kade. xam nga léegi su ma ñëwee sangu tëdd nelaw quoi. léegi ba ci bi paa bi gaañoo sax xam nga mère bi après doon na ma gën a poussé jàng quoi ne ma da ngay dem jàng léegi ngoon bi soo xëyee soo wàccee nga dem entraînement mais après doon naa def ngoon bi nii ma dem entraînement ay mercredi ci Mbaye Diop ma ci école football bu nga Kaba Mané mercredi samedi ak dimanche matin mais après da ngay demee moment après yow da nga naan lii nii mënoo ko boole ak jàng bi quoi xam nga léegi après si laay ma ak sama benn copain Bas maa ngi koy nuyu sax xam nga léegi ñun suñu xëyee dañuy ñëw taxaw quoi man damay taxaw sama buntu gaal di xaar Bas léegi Bas day ñëw ne ma booy ñu jàngi ma ne ko noonu nañ dem teen yëgoo xam nga léegi noonu doon def léegi jàdd dem teen yëgoo toog fa quoi toog fa seetaan entraînement yëgoo xam nga wala parfois ñu dem terrain Kasoor toog fa après xam nga rek après day dem benn moment après da nga naan lii nii lii temps la quoi balaa ci am tax ma bàyyi benn yoon après si laa ñëw waxtaan ak mère bi après mère bi bàyyi ma mais mère bi ma bàyyee ama na dem sama benn tons xam nga sama tons bi xam nga ñëw gaale naan ma no football bi booy dafa metti football bi xam nga du ma jéem a nax quoi pour ma bàyyi football bi dem kii xam nga léegi après sama tons bi après dama benn moment tamit toog nii stade mooy football nawetaan ba sos xam nga léegi mu ñëw di seetaan quoi fekk maa ngi sol numéro su ma jumul ay numéro 5 ay numéro 5 affaire yooyu léegi mu dégg gars yi naan numéro 5 bi léegi après match bi jeex après man si laa yegg ci kaw après sama tons bi gis ma ne ma yow nekk de kon yow xam nga affaire yooyu dugg na fi génn fi léegi après sama tons bi après depuis boobu léegi xam nga après li man depuis boobu léegi après si la may poussé si football yi nii xam nga di ma kii quoi affaire yi
di la ci poussé. ndax gis na la aussi nga football. waaw gars yi ñu ngi commencé wax sa tur. ba pare parfois moom fi mu doon toog parfois da doon dégg ñu naan bàyyoo affaire yooyu xam nga affaire yooyu moo ko gën a poussé léegi nag ba benn lënd nii rek ndeysaan rek mu ñëw gaale quoi gis maire bi ne ko xam nga booy bi nañ ko jàppale affaire yooyu xam nga rek xam nga nañ ko gën a pousse quoi mu dem affaire yooyu mais daal li ma leen mën di wax daal man jaar naa fa garaaw c'est que am na yoo xam ne c'est que su ma koy expliquer sax xam nga ca ma kii sax xam nga day metti waaw mais xam nga mais jaar naa fa garaaw ak maire bi ndeysaan barki yàlla bilaay ci kaw Madior ba bi maire bi gaañoo sax dama na mel moment quoi après sama mag dama ne ko man est-ce que du ma jaari fi sax bàyyi football quoi ndeysaan barke parce que maire bi tamit xam nga parce que man dama bëggoon kut xam nga rek xam nga jéem a tekki taf quoi jéem ko teral nii xam nga affaire yooyu maire bi tamit dafa génn àdduna. daa génn àdduna waaw Madior ci kaw jaar-jaar dafa am foo xamante ne mu ngi ko doon souligner sànq dañuy dem dugg foofu directement ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko formé su ko defee mu dégluwaat ko moom ñu dem. salaamaaleykum maa ngi tudd Mbaye Diop dëkk Grand Yoff Léona nekk éducateur formateur si école football Kaba Mané depuis 96 ma ànd ak sama mbokk bi Makati ñu xam si Makati mu tudd Mamadou Ba mag moom ñoo fi nekk yàlla jàpp ñu léegi si xale yi boobu ba léegi nag ñu ngi si def ay résultats bi nag formé na ay joueurs yoo xam ne tey jii ñu ngi à l'extérieur di jouer ñu ngi États-Unis ñu ngi France ñu ngi Italie di jouer mais ba tey bàyyi ñu yàlla ñu si dimbali ba tey am na yoo xam ne ñu ngi fii di jouer Ligue 1 Ligue 2 ba National 1 National 2. waaw Chérif du mën a guléet depuis mu nekkee Benjamin si école football fii li mu wax yàlla rek moo tax ma ko seede te bu na ko tëb dina ko confirmer moom jóge ñu en Benjamin ñuy football école football ñu ngi entraîné kaw mi ñu soo benn équipe xam nga kaw mi y a des militaires yi passe foofu gars yi ma gis ko da ko gis ooma bu mu ñëw mun na ma kii kan la maa ko suñu école football la mun na ma kii boo ko téye di nekk un grand jour xëcc 5000 francs na ma am muy benn ñu jóge fa dem école football école Adama Cissé Farbe un capitaine gis ko mu joué militaire ñëw arrêté match bi ba fu mu la mun na téye loo xam ne kii kan la maa ko Chérif bu dee football quoi mu ne il est le meilleur joueur Sénégal lañ jàpp leen ko boobu tamit moom tamit mu gëm ko dégg ko gëm ko di ko defee même tamit Chérif tamit fierté la si Grand Yoff doomu Grand Yoff fii Grand Yoff fu mu dox ñëpp xam Chérif ba en dehors fu mu dem yàlla ko jagal jóge ñu fi dem Kébémer joué ji kii xam na si dara stade bi mu fees Issa Mbaye Sam était ministre des sports moo ñu hébergé mais Kébémer yëpp Chérif la daan wax 10 bi xam nga jóge fa dem Diourbel la même chose tous les professeurs reconnaître ne il mën na jouer loolu nag suñu fierté la ñun waa Grand Yoff man buy football sax benn match nawetaan ñuy joué ma toog si taas ma kii ñoo toogoon ñu toog boo yëpp ma yóbbu leen joué stade muy joué nawetaan doole mooy dañuy anam nawetaan bu ñuy joué ma dëggaay tribunal numéro 5 bële bu kii concept tam nag Dakar sax moo dax foofu si terrain bi benn booy toog booy def si foofu ne ko non xool la benn numéro 5 jaune bi mais biñu doolee bal mais lu yoo jël dama kontaan bay jooy fu ma toog xam nga parce que man fierté la ma toog di ko seetaan même copain yi nekk sama koñ sax bi Chérif fierté la si ñoom am na benn copain bu naan Boubacar Diamé bi nga convoqué équipe nationale U21 wàññiwaat ko Boubacar da si doon jooy parce que xam na ne lu mën yàlla ko may mais fierté la si ñun waa Grand Yoff képp ku Chérif dem Grand Yoff ñëpp ko xam si wàllu football fierté la rawatina bu mu nekkee Ligue 1 du jeu génération foot ñëpp koy ñaanal ñëpp man musuma julli te ñaanuma la ko ñëpp koy ñaanal pour mu réussir football bi li mu añ nag championnat bu mu gagné fii moom gagné ko waa Grand Yoff ko gagné xëy na Grand am na ñeen ñu ko mos a gagné mooy ay ëpp noonu nekkoon Jaraaf gagné nañ ko ay Jean Colo Gomis gagné nañ ko ñu bëri gagné nañ ko fii mais moom génération bi il est le seul mais dañ ñaan yàlla mu yokk moom tamit mu avance ba yokk dem ñeneen tamit toppas tànkam dem na te gëm naa ne am na ñeneen ñu xam mais daaw leen la passé on a un jeu boo xam ne Ousmane Konaté moo jëloon deuxième championnat bi avec 3 points mooy Sonacos xëy na tey yàlla daf ñu wàcc ci deuxième division mais Chérif ñi suñu fierté doomu Grand Yoff dañ koy bëggee di ko ñaanal yàlla jàppale ko ba réussir xëy na lenn moom metti mooy li mu toog fi Sénégal ba léegi toogoon naa benn expert jour mu ne ma kii muy Touré muy ci yógoo président bi mun ma Chérif du jour championnat Sénégal ku xool niveau bi muy joué nga xam ne du foofu te fu mu dem joué gars yi wax ko lool lenn moom mu si touché mooy li yaayam fekkewul c'est ça qui me touche xam mais dañ ko ñaanal lii mu am ni mu mën si am ba si defal yaayam fu mu nekk fu mu tëdd yaay affaire fekk ko si kàttu ñal xëy na ñu ngi koy ñaanal yokkute xëy na loolu la amoon li may wax si Chérif Bayo xam naa man nag musul def dara te tàgguma ba jusqu'à présent ni daal li ma sol moom ma ko jox boo xam staff technique génération moom lañ sol xam nga moo ne ma kaay jël li ba jël xam incha allah si kàttu ñal ñaanal ko tamit moo xaritam yi ñoom Moustapha Diallo les consorts ñu réussir incha allah yàlla baax na ko. salaamaaleykum maa ngi tudd Makati Ba dëkk fi Grand Yoff quartier Darou Rahman 3 wax ci Chérif moom wax dëgg yàlla xëy na répété waat la rek parce que Chérif nekk na
koo xam ne ni tey jii comme ni ko sama waa ji waxee rek du def dara te tàgguwuñu loolu rek respect la parce que nekkul moom dong lañ fi formé nañ fi ñu bëri ñoo xam ne ni tey bon gisatuñ leen sax mais Chérif nekk na koo xam ne tey jii waxuma la moom de mais Grand Yoff dañ koy tiitaroo dañ koy ndamoo parce que avant tout dafa nekk xale boo xam ne dafa yaru Chérif boo ko gisee li ngay njëkk a gis ci moom mooy bëñ muy ree mënoo xam ne dafa mer mënoo xam ne merul li ngay njëkk a gis mooy reetaan ci moom te nit kuy ree lu bëri rek gars yi ñëpp nee nañu nitu jàmm la te alhamdulilah rabbil alamin nekk na koo xam ne waat vraiment exemple la xanaa di ko ñaanal yàlla rek fii mu nekk fii vraiment mu amaat feneen fu ko gën a kawe njortam daal parce que chaque jour mooy li ñuy wax rek jàmm ak pexem yàlla mooy dogal mais képp ko xam Chérif xam nga ne du jour boo xam ne ni war na nekk Sénégal ba léegi mais xam nga dañuy sant yàlla rek parce que am na ñoo xam ne tey jii boo xoolee jour yoo xam ne matin bi ñaata jour ñooy jóg di entraîner au niveau de Grand Yoff soir bi aussi noonu kon képp ku ci yàlla dimbali rek tey nga nekk doomu Grand Yoff nga nekk fierté Grand Yoff ñëw di ñu taxaw di ñu représenter Grand Yoff dañ koy sant yàlla rawatina muy Chérif bon xëy na tey si Chérif la ñuy wax rek mais mun nañu wax si ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey ay doomu Grand Yoff lañu mais comme que bon Chérif la tey dañuy wax rek ci Chérif quoi di ko ñaanal yàlla rek lépp lu mu bëgg rek bon yàlla defal ko. 9h17 ba tey auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi déglu Afia FM 93.0 seen émission souffle matinal mooy woy ba léegi nee naa leen tey dañu dalal champion dañu dalal ki nga xamante ni doomu Grand Yoff la nekk fierté Grand Yoff muy Chérif Bayo nee naa leen c'est le numéro 10 de la génération foot tey mu toog ci suñu plateau souffle matinal comme on a l'habitude de le faire nee naa leen quand c'est important si nous il est en exclusivité sur Afia FM 93.0 ñu defoon doxantu dem terrain Daaru maa ngi ziar bu baax a baax coach Mbaye ak coach Makati ñi nga xamante ni ñoom tamit bokk nañu ci ñi nga xamante ni tey Madior ñoom ñoo formé Chérif Bayo. jërëjëf Khady Chérif yaa dégg kàddu yooyu nga xamante ni ñi ko wax xam nañu lan ngay wax ci loolu. waaw benn instant tamit xam nga ñu tamit ay Mbaye Makati mi Ala Cissé xam nga du ma fàtte tamit ak Pa Alpha Sylla xam nga parce que xam nga su ma ko fàttee rek xam nga day mel ni man dama kii quoi xam nga tamit genre tamit ay ñoom Mbaye ay ñoom Ala Cissé xam nga ñoo gën a tamit mooy pousse quoi. parce que man rek man fekkoon man rek man garaawul quoi fekkoon man mun naa nekk ci centre yi xam nga di parce que man tolloo naa benn moment boo xam ne dama ne man jaratul may dem football yi ay championnat parce que hélas li may wax xam na ko quoi ba ma nekkee centre yi après doon naa dem di voyage yi affaire yooyu dem naa dem ñëw affaire yooyu mais xam nga rek après da ngay demee benn moment quoi après da nga naan pour gars yi gis sa football carrément nii xam nga foog nga génn quoi dem football yi ay Ligue 2 Ligue 1 affaire yooyu mais daal ñi gën a tax may sonn ñii la barke yàlla billaay wallaay taala barke démb rek man affaire man bett na ma trop démb rek de maa ngi toog Mbaye Diop maa ngi toog moom quoi mais waxuma sax ne ma maman ñëw na terrain affaire yooyu expliqué billaay mais ñi gën a tax mooy sonn laa la wax ñoom la ñoom mais dafa am benn kàddu bu nu yëkkati mu daw yaram mu ne Chérif li ko gën a metti mooy que ci football bi yaayam bu gën mu fekk ci ay teraangam non dëgg la parce que soo xoolee sama yaay jour mi gaañu Sénégal kii la woon Sénégal Namibie mi ngi jàpp ay 13h nii Cheikh Yatta mooy si lay dugal mbëkk bi noonu. maanaam kii fii la dëkk quoi. xaar yàlla waaw maanaam kii fii la dëkk quoi mais moom maire bi da doon def man saa yu ma jógoon football championnat quoi yóbbu déedéet su ma ñëwee Touré dañuy jox moo nit quoi léegi saa yu ñëwee léegi maire bi daf may tegal añ bi. xam nga sama añ reer bi xam nga ak ndox bu sedd quoi karaaf bi ba léegi mi ngi gàlle ba léegi nangu ma ko sànni barki yàlla ba léegi mi ngi gàlle léegi su ma ñëwee quoi léegi moom day toog nii quoi léegi su ma ñëwee danaan ma pro xam nga di ma mbala quoi danaan ma pro léegi man damay préparer dara man su ma ñëwee rek dama koy bokkal dara quoi parfois mu ne ma pro léegi ba benn instant sax ma bëggoon bu soo quoi mi ngi naan xam nga di tooñ mère bi naan ko yow sa affaire secret yi la ma nag mën a ko bàyyi affaire yooyu xam nga rek benn instant bi maire bi tamit xam nga ak tamit parfois ñu toog di gis ay pro ñu leen di wane ci télé bi nii xam nga wala parfois ma toog naan ko xam nga dama lay jëndal lii affaire yi ba am na benn jour bu may voyage jour bu may dem Sedan
da fekk ñu dagg tànk bi dañ dagg tànk bi tey après si lendemain bi après si lendemain séance jour may dem après dama génn sama valise ni ma ne ko maa ngi dem après mu commencé jooy quoi mu non bul dem affaire ma ne ko non xam nga garaawul quoi bàyyi ma dem tànn sama chance rek moment boobu feebar na quoi feebar na man aw ma ne yaakaar sax ndax man na su ma ñëwee ndax man naa ko fekk foofu après nag fii laa mesure après ma ñëw fekk affaire bi tene nag xam nga tànk bi tene jour maa ngi fàttaliku juróom maa ngi jóge voyage yi ay 5 heures waaw maa ngi ñëw ay 5 heures du matin juróom néegam laa toog ba fajar néegam laa toog ba presque ay 8 heures xam nga man daal sama mère daal nekk na koo xamante ne daal ci man non su ma koy wax fii sax xam nga sa waay moom xam nga sa waay xam na. kon bi nga toogee génn àddunaam yàlla jël ko ban lan moo la ci gën a tiis. waaw man dëgg la metti na quoi metti na parce que tamit jour bi muy gaañu kon samedi boobu ma la wax noonu sama benn copain daf ma invité woon benn match gala jour boobu sax moom moo ne ma demal. jour boobu ay 13h. moom moo la demal moo ne ma demal football copain bi dafa ñëw. copain bi ba nga koy nuyu sax tumaane dafa ñëw quoi na ma booy ñu ñëw football waaye man ko booy man garaawul quoi mënu ma sama yaay na ma noonu demal kon ko kii ñëw na ba fii demal lekk quoi affaire bi ma dem ba presque ay 17h ay 17h nekk 17h boobu noonu nekk da gaañu. bilaay man nekk naa Mbour ba ay 19h après gars yi woo ma téléphone ne ma xam nga sama mag bi jigéen bi woo ma téléphone ne ma mère bi instant dafa sonn quoi te man ma fay jógee xam nga nice nii barke yàlla après xam nga après ñu ne ma dafa gaañu quoi après fekk après ma ñëw moo ñëw sama sac après ma déggaana ko sama benn gaale copain ma ñëw yéeg ci kaw affaire yooyu toog ba léegi may wax ne ba léegi mënu ma ko jooy quoi ba léegi nii mais parfois nag dinaa xalaat parfois ay kàddoom parfois nag li gën a tax parfois may jàpp parfois tamit ak yenn parfois damay toog mu naan ma xam nga góorgóorlu dugg na fi génn fi xam nga bul dugg si lii dugg na fi génn fii affaire yooyu xam nga rek. waaw El Hadj Chérif a ngi nii tudd na ko léegi li tax mu gën a téye ba léegi yow El Hadj ban talent nga teel a gis ci Chérif ba mën ko encadrer accompagner ko. voilà d'abord di nuyu ñëpp di kontaan surtout ci invitation bi voilà il le fallait parce que suñuy wax football histoire moo tax bu ñuy wax football histoire moo tax parce que tey même boo demee ba ci le très haut niveau li yóbbu tey ay Cristiano ba li ñu am nii ñu am ko teral seeni waajur teral seeni njaboot genre histoire yi la waaw et pourtant source yooyu laa teel a gis tamit ci xale yi parce que dama naan ci sama image waaw mooy comme ku mel ni yow xam nga ma bi may xale xam nga ma pratiquement histoire bi man ak samay waajur voilà ñu doonoon xam nga ñu tegu ci yoon ba pare di dégg ndigalu waajur mais it bëgg sport bi mu doon suñu passion rawatina football bi voilà ñu amoon ci benn objectif boo xam ne c'était devenir des joueurs de professionnels de haut niveau voilà léegi comme ñun am na fu ñu tagoon ndax jàng beeg sori nañ ci waaw am nañ ci xam-xam bu bari mais dëkkoon Grand Yoff xam ne jafe na ci xale Grand Yoff ki koy encadrer kon moom bu fekkante ne yóbbu na boppam benn niveau am mental boobu te ñun ñu am fu ñu jaar comme centre socio éducatif yooyu ñu régler suñu bopp ba am benn élan bi voilà ma ne woon li may def man tamit comme sama partition mooy demoon naa ba war a dem Saint-Étienne ak Kyogo comme ni mu ko waxee presque boo xoolee su waxee rek day mel ni man ak moom dañu bokk jaar-jaar voilà léegi du coup bi ma leen encadré tamit automatiquement sama xel ci loolu lay dem ma ne mais gis naa ni Grand Yoff nekk nañu benn communauté boo xam ne ñu ngi fii suñuy waajur yi peut-être ñu ngi daw guddeeg bëccëg pour rek njaboot gi voilà léegi njaboot gi nag boo xoolee identité Grand Yoff à part ku jóge liggéeyukaayam lu muy def football ngay def waa ji day jaay ba wàcc terrain lay jubali kii liggéey ba wàcc terrain lay jubali voilà léegi man nag seetantal yooyu laay def di xool ne waaw comme léegi am naa benn
niveau intellectuel bi am fu ma toll ci côté management léegi lu may defaat mooy fi ma tagoon man naa créer loo xam ne ñoom Mbaye Diop yi ñoom makati yi nga xam ne ñu ngi daw ci ginnaaw xale yu ndaw yi mais peut-être dina am fu xale yi di yem foo xam ne peut-être man am na fu ma toll ci football bi dinaa yootu xale yooyu pour que ñoom ñu jéggi waaw pour que ñoom ñu jéggi parce que tey benn Daouda Niang amoon na fu mu tolloon benn Demba Diallo am na fu mu nekkoon benn Cheikh Faye am na fu mu nekkoon Alain bu gaal gi am na fu mu nekkoon te man dara ñoruma woon mooy nekk ak mag yooyu rek léegi te comme xam naa source ñi fi doon football zone 7 ba pare amoon talent yooyu te fu ñu mujjee mooy yenn sociétés yi ñu doon jouer corpo sax ñoo leen jël di leen liggéeyloo ak talent bi ñu amoon ma ne nag li ma gis ci booy yi damay jéem a dindi loolu mooy promouvoir le football à Grand Yoff c'était l'objectif. est-ce que mën nañu wax que Chérif da nga teel a gis talent. waaw parce que li ñuy wax rek tur de wuy borom buñ nee Chérif dafay am lu bari loo xam ne ci baatin sax dafay daw mooy boo demee ba ci États-Unis buñ la ne kii c'est un shérif mooy lu mu joxoñ rek dafay dagg lu mu ne waaw la te baat yooyu boo xoolee ay baatu arabe la ñoom américains yi gëm yooyu indi ko teg ko muy daw bu waaye léegi identité yooyu lay boole ci xale yi surtout comme ku mel ni moom mu am talent boobu may dem terrain di ko xool noonu ci ak ñoom Mbaye Diop mu dem ba commencé am 12 13 14 ans voilà yàggul ay 2007 voilà ma xam ne balaa muy mat cadet ak talent bi mu am nii là tu vas essayer de polir li ñuy wax football dafa am loolu mooy setal jamaa bi waaw jamaa bi mën nay briller nii rek mais yow mën nga indi sa morceau gën ko taaralaat pour que fi ñu ko soxlaa mu yegg fa du coup ci laa ko récupérer comme dematul école ma exercer ci loolu pour que image bi tamit mu développé wu ko voilà ci loolu nag la ñu yokk ba talent bi xamoon sori ba mu nekk Chérif boobu nag ñi tax muy wax tey mu doon fierté Grand Yoff. fierté Grand Yoff la Chérif Bayo nekk na koo xamante ne man je dirais que c'est un digne prodige de Grand Yoff di doomu Grand Yoff nekk exemple ci biir Grand Yoff parce que mise à part coach yu ma jël mise à part ñeneen ak ñeneen ñu ma jël képp ku ma ci ne Chérif mooy suñu invité suuful matinal rek day am lu ma souligner ci suuf ma ciy nuyu bu baax a baax Ibou moom mu ngi lay nuyu Ibou parce que il me dit que ni Chérif fierté Grand Yoff la te bokk na ci ñeneen ak ñeneen ku ci mel ni le chef de cabinet wu maire bu Grand Yoff mu ngi en direct ak ñun dañ koy nuyu Bachir Samb. Khadija maa ngi lay ziar. ziar naa la bu baax a baax. maa ngi lay nuyu di nuyu Madior di nuyu seen invité. ñu ngi lay fay bu baax. di nuyu auditrice ci APFM. jërëjëf Bachir. allo xanaa Madior day ndékki. Madior day ndékki kaasu café la yor. mais maa ngi déglu seen waxtaan ak seen invité. allo Bachir ñu ngi lay dégg bu baax. waaw maa ngi déglu seen invité ak je pense Chérif. di ko félicité. merci. parce que damay wax ni doomu Grand Yoff moom fu mu briller rek. ndamu Grand Yoff yëpp la. kenn ku ci ne defe naa ni ci domaine da ngay yëngu soo ci briller c'est Grand Yoff qui va briller qui sera devant. je pense que doomu Grand Yoff nekk champion du Sénégal c'est une fierté pour tous les habitants de la commune. mais li ma gën a marqué ci waxtaan bi mooy dégg léegi muy raconter histoire bi mu am relation ak yaayam. ndeysaan. muy nekk relation boo xam ni kenn képp kuy ndaw rek war nga ci mën a jànge. parce que da ngay sentir ni amoon na benn complicité boo xam ne amoon na ñoom ñaar da ngay sentir ni amoon na benn comme waxtaan déggoo bu ci amoon donc bu nekkee tey champion du Sénégal du war a fekk kenn. donc muy renvoyé waa rek di dafay fonk way juróom di dafay fonk yaayam.
je pense que loolu man moo ma gën a tax a sax ma poussé ma dugg. di ko encouragé waat bu baax a baax. di ko ñaanal. jërëjëf mu nekk champion du Sénégal très bientôt mu signé. pour dem dans les grands clubs du monde jouer fa. je pense que ni ma déggee ay encadreur am waxee ko. et il en a les capacités et je pense que c'est grand F va avoir ëllëg. yeneen Cédric Mendy yeneen Cheikhou Kouyaté yeneen Tony Mario Silva. doomu grand yoo xam dem nañ ba nekk équipe nationale ci championnat d'Afrique championnat du monde yi. donc loolu daal lañ koy ñaanal bu baax a baax. jërëjëf Bachir. Bachir waaw beneen bi Khadija. dinaa xaw ma déraillé tuuti mais di leen fàttali fête de la musique bi. waaw suba la. xam nga demain vendredi àdduna bi dañu bokk di def fête de la musique. La commune de Grand Yoff va offrir un grand podium à tous les artistes yi nga xam ne Grand Yoff lañ def. pour permettre leen ñu exprimer seen talent. mais aussi wane ni nous avons aussi ay talent ci domaine bu ne ni ñu ko amee ci football am ko ci politique am ko ci lamb am nañ des jeunes artistes yoo xam ne tey Grand Yoff la ñu dëkk. donc suba incha allah képp koo xam ne daal doomu Grand Yoff nga di dégg ni jàppal ni sa bés la. war nga cee ñëw war nga cee participer. parce que nag la fête de la musique c'est la fête de tous les artistes et que ñun nag yàlla dogal nañ am nañu ay doom yoo xam ne tey. ci le plan de rap ñi nga xam ne ci taasu bi ñi nga xam ne ci mbalax bi ñi nga xam ne ci rajo bi ñi nga xam ne ci danse bi art urbain musique urbaine ñoom ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax. donc daal ñu ngi leen di invité ñoom ñëpp di invité Khadija yow bëgg naa nga teel a ñëw ak Madior. dinaa ñëw. jéegul ak toute la rajo Afia FM. ñu ngi koy defee fii ci kanalu Grand Yoff bi. incha allah à partir de 20h le podium bi di commencé. incha allah pour que la musique soit fêtée à Grand Yoff par tous les talents yi nga xam ne ñoo fi dëkk. incha allah seen invitation la daal yéen waa Afia FM ak képp koo xam ne yaa ngi koy déglu. yow sax est-ce que duma la jël ci kanam sax. waaw ba tey pourquoi pas. incha allah ñu gën koo yaatal. mais merci beaucoup. jërëjëf Bachir ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom damay faral di wax ne suñu partenaire la de tous les jours nekk le chef de cabinet du maire de Grand Yoff aussi ñuy def un coucou à monsieur le maire Pape Madiop Diop Madior ñu dellu rek ca fa ñu nekkoon sànq. waaw maa ngi nekkoon ak le coach El Hadj. je peux dire aussi. mais doo ma baal ma joxe numéro bi. am na gars yuy def signe ci suuf 88 la 628 05 05 88 628 05 05 su ko defee rek ñu bàyyi leen ak Chérif bàyyi leen ak coach El Hadj ngeen waxtaan. merci Khady xam nga El Hadj dafa am sànq fu ñu dompatoon fu am solo. ndax ba ci biir sax moom gis na ni que aussi en tant que coach clé en tant que manager clé pour Chérif Bayo. ndax nit ku ne sa jaar-jaar am na ku la ci accompagner ngir sa réussite. te it moo tax ma laaj ko ba xam talent dafa teel a gis talent ci Chérif ndax xam naa kuy El Hadj dafa galéré li Chérif galéré. jaar fi nga xamante ni tey Chérif fa la jaar ndax Chérif bu ne yëgoo El Hadj jiitu na ko yëgoo. Chérif bu ne football El Hadj njëkk na ko football njëkk ko jaar ci ay centre de formation. ba tey mu dem jàng li nga xamante ni mooy entraîneur. am ci ay lijaasa macha allah kon bu ko accompagner ma je dis que. moom la ca moom la bëgg def ci Chérif. te Chérif bu amee réussite am na réussite. El Hadj est-ce que xale yi li ñu bari Chérif rek nga ci remarqué woon est-ce que. heureusement pratiquement ñoom ñëpp la woon ñoom ñëpp la woon parce que comme ni ma leen doon wax rek objectif bi c'était ça promouvoir le foot à Grand Yoff. mais ak benn rigueur. benn détermination boo xam ne dama naan man ni may dundee. booy may encadré ma nekk fa ñàkk fa nekk ku wax ak ñoom rek automatiquement turu El Hadj bi dafay génn. waaye c'est important. mooy dañ naan nga dëkk Grand Yoff ñu ne capacité intellectuelle bu fi nekk ressources humaines yi fi nekk du luxe. mais xam-xam moo ëpp solo ci nit ki. waaye na nga dëkk ci Poucous mais fépp foo génn koo waxal day laajte ndax kii ci dëkk bi la dëkk. très important. waaw loolu laa bëggoon véhiculer en image pour ñu xam ne Grand Yoff dama naan c'est le petit pays. c'est le petit pays parce que ñu ngi ko doon wax Sénégal en miniature. boo ñëwee Grand Yoff xam ne dëggantaan c'est le Sénégal en miniature. voilà léegi xam-xam boobu ci la
booy yi ma doon encadré presque matoon nañu 15 ci 15 yooyu ma ne foofu lay yam ci 15 yooyu ku fi génn El Hadj la ñuy gis. c'est sûr mooy ni ma doon def 6h45 lay commencé ak ñoom. du matin su ma jullee fajar ba pare maa ngi foofu ma ne xale Grand Yoff day faral di nelaw ba midi jóg voilà day faral di nelaw ba midi jóg bu jógee du sóor atam. at baa ngi dem mais ci sa biir bopp yaa ngi nekk xale ba léegi yaakaar nga ne voilà samay waajur dañ may defal rek après jeex na léegi ma ne nan laay def dinaa jéem a dindi loolu ci booy ñu xam ne ñoom rek ils seront des responsables ba pare ci ni ñuy dundee ba ñii nekkal ci seen biir kër dinañ leen nawloo tellement ba dinañ xam ne ñoom xam nga nekk nañu ay xale ci biir kër gi mais ci seen doxalin ñëpp dañ leen di respecté. El Hadj nga baal ma ñu jël kii 88 la 628 05 05. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. ku baax tur wi. waaw c'est l'affaire de tous. ndeysaan lay kama. El naka moom. ça va Père Laye. naka coono yi. yaa ngi ci jàmm. as jàmm wërte. affaire de tous. oui l'affaire de tous. ana Chérif. Chérif mu ngi lay dégg. Chérif daal lu ma yore moo tax du ma ko sax dama koy xaar kooku. Chérif naka moom. waaye ça va nii grand bi ça va. ah yokkal entraînement yi. waaw waaw incha allah waaw. góorgóorlu félicitation bi temps affaire yi. oui merci merci waay merci. kontaan naa trop. oui dëgg la merci waay. léegi nag mais saa waay yokk affaire yi gën a law. waaw incha allah incha allah. entraînement yi affaire yi gën a baax. waaw incha allah incha allah yàlla baax nga ñaanal gudd fan ak wér yokk xel yëpp. amiin waay amiin boo amoon loo doon conseiller Chérif loo koy wax. non kooku dégg naa ko El Hadj kooku c'est l'affaire de tous. mais qu'est-ce que ça veut dire l'affaire de tous. ñoom rek nga ko xam. mais yéen seen terme Chérif mu ne xamante ngeen. kooku El Hadj xam na c'est l'affaire de tous. kooku ñoo ko bokk. ndeysaan. ok yal na yàlla defal sutura bu baax a baax. merci beaucoup. voilà ok merci. jërëjëf. mooy lay dama yéex a jot affaire yi mais félicitation. merci beaucoup. ok jaajëf. jërëjëf. l'affaire de tous bu jigéen ñi. waaw man la. ok merci. merci beaucoup ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Laye Kama ba tax na auditeurs yi tamit nañ def 88 628 05 05 88 628 05 05 tey ñu am sur le plateau noppi ndànk. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax fooy wootee ak tur wi. waaw maa ngi wootee grand mais damay leb tur bi quoi. wax ñu sa tur. non maa ngi leb ko rek. Cheikh Sow. ay xës. non du moom de man la laa gaal. laa woon. da waar gaal. non. waaw lépp jàmm. waaye sant bu baax. dara yàlla sant yaa ko maa ngi nuyu El Hadj waaye. ñu ngi lay fay. oui waaw mais dara waaw saa moom wax dëgg yàlla mais dama ko félicité quoi dama koy encouragé rek. waaw ndax moom xam nga rek barka borom baax la quoi mais xam na bu baax li may wax nii. ok loolu laa amoon lu ma wax. jërëjëf waaw merci waay kontaan naa. jaajëf ñoo for mais yow bokk nga ci affaire de tous waaw maa ngi ci kon ba tey. mais waaw kon baax na. kon affaire de tous maa ngi nuyu El Hadj bu baax. ayca la sa rafet na. ok Baye Fall. ok merci beaucoup ñu koy jaajëfal waa ASC Doole ñoom tam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax gis naa nu ñu jëlee affaire bi en main. ñu ngi leen di ziar waa ASC Arafat waa ASC Daaru ñoom tam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax def leen 88 628 05 05 88 628 05 05 souffle matinal fii ci Afia FM 93.0 tey ñu dalal fi en exclusivité le champion du Sénégal muy Chérif Bayo le numéro 10 de la génération foot. mais xadi da nga koy dolli affaire de tous. l'affaire de tous. non mais affaire affaire de tous histoire la de. waaw mais da nga est-ce que ñëpp xaj nañ ci. non mais danañ xam. comme boog affaire de tous. Chérif damay ëlbatiku ci yow. ci bi nga déggee kàddu yi nga xamante ni sa royuwaay je peux dire muy El Hadj yëkkati ko na ko ci ay kàddu
Chérif sa jaar-jaar gi yëpp fi nga jaar ba tey fi nga arrivé gum te ñaan nañ yàlla nga sori ko. amiin. ba ñuy naan El Hadj ànd na ak moom à l'extérieur ngir signé ji incha allah yàlla baax na. amiin. bi nga demee Génération Foot yéen jafe-jafe nga fa amagum ci bi ngay doog a commencé. waaw foofu moom wax dëgg yàlla moom ça va quoi foofu xëy na tamit am naa fa xam nga équipe boo xamante ne xam nga yaa ngi fay doog a ñëw quoi. xamoo équipe bi ni muy tëddee xam nga soo xoolee ne balaa may comprendre tamit xam nga presque saison bi xaaj na quoi xam nga mais wax dëgg yàlla moom foofu moom problème amu fa quoi xam nga foofu problème amu fa mais xëy na tamit ci wàllu football bi xam nga dangay ñëw ñoom seen système de jeu xam nga day xaw a métti nga ñëw rek xam nga bokk quoi. mais après fur et à mesure après ba ma demee ba ci digg bi après xam nga après kii naa quoi après ñëw naa xam nga bokk affaire yooyu expliqué mais foofu moom wax dëgg yàlla foofu mu sa waay quoi foofu mu sa waay. bi nga xëyee rek ñu ne la Génération Foot ñoo la soxla. ban yëg-yëg nga njëkk am. non dëgg la amee kontaan amee GF moom club bu baax la mais balaa boobu tamit xam nga amoon naa ay équipe yu mag fii laay El Hadj ba pare tamit amoon naa ba pare El Hadj Général Foot bañ may kii tamit fekkoon maa ngi dëkk naari quoi maa ngi dafa ay test xam nga léegi après bi foofu xawee affaire yi xaw a am ay problème xam nga rek naari ñoom xam nga mooy loolu après El Hadj après si la ma wax mënuma ñibbisil quoi ñibbisil xam nga après man jour ma ñibbisi dama ñibbisi tàkk ma ne El Hadj nañ dem GF quoi dëgg la kii bëri na quoi équipe bi bëri nañ fii ñu may woo bëri na mais nañ dem GF parce que GF moom gis naa ne xam nga rek GF moom xam nga gis naa ne ñoom kii la quoi club boo xamante ne xam nga club bu baax la affaire yooyu xam nga nañ dem foofu signé quoi affaire mais dëgg la moom kontaan naa woon trop parce que tamit nga toog nii rek président Madi wala téléphone nii loolu benn instant loolu kii la quoi loolu sag la quoi loolu sag la mais kon El Hadj moo la jëlee dëkk naari na la dellu si Sénégal. non waaw. bi jafe-jafe yi commencé am foofu. non su ma nee jafe-jafe mais xam nga rek. xam nga am na loo xamante ne xam nga kenn mënu ko wax mais xam nga toog na benn moment boo xamante ne xam nga après dama ko doon woo quoi ne ko xamoon naa de xam nga ñoom doon nañu proposé affaire foofu xam nga mun na ma noonu ñëwal. ba pare tamit benn instant Demba Mbaye kët GF yi. foofu ba may pare entraînement ma gis appel am doon na ma woo quoi ne ma noo ñëwal xam nga sa xaalis bu foofu xam nga ñëwal fii affaire yooyu xam nga tànn sa sens affaire yooyu après si laa ñëw quoi. loolu tey moo la may lii. nga nekk champion. xam nga dafa am solo. ci plan de carrière. plan de carrière xam nga comme ni ma leen wax man mi nga xam ne maa ngi ci milieu bi xam naa nu mu demee. voilà yaa leen mën a au moins conseiller wala encadrer leen à ce que ñu bañ a bazarder noonu rek seen carrière. mu dem waaye parce que mi ngi commencé ci depuis bi mu nekkee Gorée. mu nekkee Gorée fekk coach Demba Mbaye mu ngi yore ñaari tali. waaw moom bi mu waa ji il y a 2 ans da koo gis Gorée rek automatiquement mu ne mais booy numéro 10 bi kii qualité am du fii. xam nga moom mi ngi doog a jóge France. yore ñaari tali. mais bi Gorée ñaari tali tasewee mu xool parce que Chérif buy football du taxaw il est tout le temps mobile ba pare généreux dans l'effort xam nga ci la naan mais booy bi qualité bi muy football man xam naa bés bu ma ko entraîné ñu dégg ko feneen. léegi waa ji ñaari at ci ginnaaw. mu ko leeree ne léegi contrat Chérif jeex na Gorée automatiquement moom Génération Foot jël ko rek mu woo ko ne ko comme ni ma la doon wax ñaari at ci ginnaaw léegi man maa yor Génération Foot dama bëgg pour nga ñëw fii. kon moom yàgg na ko suivre. yàgg na ko suivre léegi ci la ko Chérif wax ne waaw léegi da ngay woo diw xam léegi bi mu waxee da ngay woo diw mu xam ne kii nekkul joueur boo xam ne da ngay wax ak moom rek automatiquement mu ne la waaw. foog nga am foo jaar. diw boobu mooy kan mooy El Hadj boobu xam nga. non il faut mu leer. da ngay woo diw ça ne veut pas dire que. dañuy masquer diw boobu. diw boobu mooy son manager comme c'est vous. waaw automatiquement ci la ma woowee ñu waxtaan ma ne ko waaw léegi déjà ñu ngi def bilan ñaari at yi mu def Gorée. léegi li mënti am mooy dafa am lu xew nag ci diggante bi comme transition mooy bi muy football Ligue des Champions ak Gorée am benn club bu Arabie Saoudite bu ko gis ñooñu xam nga waxtaan nañu ak moom te dañu bëgg pour mu fekki ji leen foofu en Arabie Saoudite pour xool ko fii ak 1 mois 10 jours rek waa ji ne ma non convaincre booy bi mu toog jarul muy dem fii foofu du xaalisam na toog fii ma ne ko daal lenn moo am comme xam nga ci kàddu tam la ñuy liggéeyee te ñële bàyyi nañ seen yëf yi ñëw fii invité ko hôtel waxtaan ak moom ba yónnee invitation bi yëpp léegi nañ ko bàyyi mu dem
xam nga comme xale yi rek moom bu fekkente ne dem bi taxaw na nañ ko bàyyi mu dem mu xool lan moo fay xew léegi ak lu fi mënti am comme 1 mois 10 jours lay def bu fa signé contrat xayrul bu fa naree am nag loo xam ne xam nga lu koy xaar loola man maa leen garanti ne su fekkante ne Chérif day ñibbi si Sénégal war a footballaat championnat Sénégal plan de carrière am mooy meilleur cadre li ñuy wax ci football meilleur cadre dafa am par rapport ak qualité ma ne ko maa la garantil ne Génération Foot lay football xam nga après ñoom it am nañ fu ñuy jaar pour xam nga sama yenn copains yoo xam ne maag ñoom yàgg nañ football comme ñu mel ñoom Vito Badiane voilà waa ji mais ana kooku ana Vito Badiane mi ngi fii yéen a ngi gisee bu baax a baax ñu ngi gisee bu baax moom sax li ëpp sax ci li convaincre Chérif pour mu accepter moom la ci la parce que dama ko fàttali benn anecdote ne ko bi muy gën a nekk xale ma koy indi yow nga nekk capitaine douane ak équipe nationale locale bi indi naa leen ñu football ak yéen seen junior douane yi waaw xam nga match bi jeex nga daw si ba si moom ne ko booy noo tudd mu ne la Chérif nga ne ko waaw góorgóorlul ci kanam di nga nekk benn jour am na lu mu gis boobu rek mu ne ma yaa ngi fàttali lu garaaw ma ne ko waaw bien sûr ma ne ko waaw looloo tax nag ma ne ko meilleur cadre léegi Génération Foot lay doon quoi moom it xam nga comme ni mu waxee saa yu ma ko joxee solution rek automatiquement day xam ne ci yoon la ndax war na fi dem Espagne tamit yor séjour am yor lépp agent bi ko yóbboon Nantes ak Sedan xam nga xaw a bëgg xaalis trop fàtte plan de carrière u boy bi xam nga parce que ki mu yabal pour mu ñëw xool si ko waa ji da ko xool 10 minutes rek ne ko kii automatiquement Espagnol de Barcelone laa koy yóbbu jaratul muy continuer match bi léegi ndekete ñoom ñaar ci seen biir waxtaan xam na ne comme waa ji 15 minutes la xool booy bi ne da koy yóbbu rek kon booy bi mbir la mu mujj ne woo Chérif ne ko léegi garaawul jarul ngay def voyage bi maag waa ji d'accorduñu tu vois guddi boobu mu indi passeport am ne ma mi ngi nii de passeport baa ngi nii visa beeg kii bi yëpp génn na 1 mois 10 jours pour ma demoon Espagnol de Barça mais waa ji dafa ne moom ak kee jubóowuñu quoi ma ne ko léegi lenn moo am yow boo demee sa 1 mois 10 jours yi bu jeexee te nekkuloo ci club foofu après moodu rek ngay doon te comme da nga am plan de carrière ma ne ko garaawul tëjal passeport bi ñu continuer entraîner xam nga jarul ngay def voyage bi bu voyé rek mu dégg ndigal moom it bàyyi noonu ci la ci la ma ne léegi nañ dem GF ma ne ko waaw après Vito ci la ma def signe ma ne ko waaw léegi utal RB ak président Madi ñun ñu ñëw biñ ñëwee nag xam nga ñu signé contrat bi voilà moom it mu gis déjà ci ni xale bi ñëwee ak ni mu ko doon déggee déjà ci yar bi ci simplicité bi ci doxalin bi waaw mu fàtte football bi sax d'ailleurs mu fàtte football bi ne ko comme man saa yu ma génnee ak moom rek dañuy yaakaar ne ñaari morom yi dem la xam nga après mu ne woon waaw kii mooy El Hadj moom laa leen doon wax ngeen woo ko waa ji ne lii daal am na lu mu firndeel voilà mooy xam nga sa mentor la sa lépp la essentiel mooy yow daal jàppal ne di nga fi def championnat bu baax doo taxawaalu parce que niñ ma waxee ak niñ ma kii ma ne ko waaw moom ci biti am na humilité bi mais une fois ci biir terrain bi da ngay xam ne lu ñu defar la quoi ba pare comme ni ko Keita waxee ci kii bi biographie bi voilà te loolu tam la wane Chérif maa ngi gis ni que lépp lu ñu wax rek nga ni gis leen El Hadj yow xoolatoo sa talent El Hadj nga xool kon ça veut dire lu mu d'accord tu es lu mu d'accordul nga kii loolu ban gëdd ak ban doyloo nga jox El Hadj carrément ci loolu ak génération bi jeunesse bi fi ñu toll ni instant bi non c'est que kon El Hadj moom wax ni c'est xam nga milieu football bi fii xam nga rek fii dafa bëri ay affaire quoi xam nga soo nekkee jour boo xamante ne tey xam nga suñu la woowee téléphone ne la ñëwal bureau président tel rek nga ñëw quoi yow kese xam nga dañ naan jour bi nii amul kii quoi amul benn wéeruwaay quoi après xam nga gars yi mu nga ñëw ñu nax la ci ay kàddu ni affaire xam nga rek dafa bëri affaire football dafa bëri affaire business
jour bu may signé Gorée Augustin dama dugg ci bureau ak sama mag bu góor ak Mbaye Diop mi wax ni rek mënuma yow signé rek nga dem buub seen waa gàll yi xam nga rek ba si yàgg après mënuma mais ni nga demee sax nii la nii la quoi footballeur xam nga yow gérer terrain bi rek xam nga mais kon li nga wax tamit mag hélas parfois suñu ma tegalee affaire parfois dama ñëw wax ak moom laaj ko man parfois maanaam dañuy ñëw wax mënuma nii mën na ko non nañ def nii après ñu d'accord quoi après xam nga ñu dem def ko te lépp ci sa plan carrière lay nekk. ah waaw parce que moom dugg si terrain bi de man maa dugg si terrain bi moom. moom daal mooy dem superviser. fi nga jëm. waaw ba pare tamit moom tamit moom choix yi mooy jox yëpp tamit mu nekkul ay choix yu bon nag. wax dëgg yàlla. choix yëpp ba si match yi sax kës bi dafa may teg excentré sax moo ko téléphone ñu jógee bëri bi moo ko téléphone ma ne ko excentré la ma teg mu ne ma non géel nii ngay gérer ma gérer moom génn. kon moom sa manager la en plus sa coach la. waaw moom kay sama loolu moom Mbaye Diop ak Makati lépp ba ci Mbaye Diop tamit dama koy woo téléphone après avant match. woo téléphone ne ko lii affaire yi. kon yow yaay 10 titulaire bu génération foot. waaw par exemple am na match yoo xamante ne tamit xam nga. dugg naa match bi leen jox bi leen def pay moom. champion mooy dugal bii bi parce que ñoom ak. moo dugal bii bi ñoom ak Linguère. Linguère à Saint-Louis voilà 0-0 presque ba 5 minutes de la fin. fekk ñoom ñu nekk deuxième waaw mu dugal bii bi après génération foot yéeg ci foofu la nekkee PE ba championnat kon moom laa gis muy daw yu rëy yi daw yooyu lan la signifié waaw c'est xam nga may dugg non Bachir gis naa ko mu daw ci télé bi gis naa ko mu daw yoo xam nga mooy dugg maa ngi dugg deuxième mi-temps laa dugg coach bi dafa ma woo mun a ma instant bi solution yi jeex na quoi instant bi yow rek xam nga yaa mën a dugg def résultat xam nga moo tax nag mu dugal daw ko ci moom dana affaire dama bañ. mais daw bi ça veut dire quelque chose. waaw xam nga rek parce que moom ak coach bi. complicité bi parce que saa yuy dugg wala saa yu koy xam nga jox benn responsabilité. moom mi ngi gis ñaari at ci ginnaaw. qualité xale bi ma gisoon. xam naa ne. moom mën na ma ci génne. moo tax ñoom ñaar saa yu dugalee rek day dawal ñoom ñaar. bañ a xam ba après sama copain sama yenn copain sax waaw dana ma yow mais la ma war a soo dawee la ma war a soo dugalee ba pare dem daw si kër man leen non xam nga rek kës bi c'est su may dugg parfois damay ñaax quoi na ma xam nga bii bi yaa koy indi affaire yooyu wala parfois ñu ne mën a ma solution yëpp yow la xam nga instant bi mooy loolu quoi affaire bi. mais xam nga gis naa daw bi est-ce que but bi dugg bi. daw bi coach bi c'est vrai mais est-ce que aussi tamit amul la beneen mbégte nekk na champion du Sénégal. non dëgg la bii moom bii la rek. waaw mais xam nga mën nga dugal ñu gagné la. waaw mais tamit jibile tamit xam nga ak tamit bii bi ak fan la bii bi di ñëwee quoi. waaw xam nga moom moment boobu nag match boobu moo metti match boobu dafa metti woon trop. ndax dafa am ñaari position yu ci amoon. non ba pare tamit pied ou deux. waaw léegi ba pare tamit ngay football match bi Linguère. stade bi fees dell match bi metti match bi def nii gars yi lamb ba sonn match bi dëgër. xam nga kon bi yooyu kon su ñëwee kon foog nga zibilé. nga ñëw dugal. ne sauvé naa équipe bi. en plus nekk naa champion du Sénégal. waaw ba pare toogoon naa presque ay presque ay 14 journées yoo xamante ne dugaluma. waaw dugaluma xam nga. nga ñëw ci match bi nga xamante ni ci lañ gën a soxla mbir mi. waaw gis na yàlla def nga dugal. kon loolu mu doon lu rëy. biit boobu kan nga ko mayoon. waaw non bii boobu wax dëgg yàlla moom xam nga. man bii boobu moom xam nga man moom dama ko jagle woon ñëpp ba ci banc bi sax maa ngi toog sama benn copain Samba Gueye maa ngi jàng camp yi waaw mënoo boo yow la yow la ma tax yow ngay faral di xool camp yi ma ne ko non dara affaire yooyu ba ci échauffement bi nii quoi ma ne ko Samba man am naa yaakaar bii bi moom man maa dugg dugal mu ne ma yow kay ça va yow temps bi jeex na affaire yooyu quoi ma ne ko taxawal la noonu après ma dugg nii presque bal boobu mooy sama premier ballon bal boobu suñu latéral gauche bi dafa déborder nii rek jox ma rek ma dóor. nga def benn non. taal caax yi. waaw. mais est-ce que bëgg bii nga jël nga dugal nekk champion du Sénégal nga toog wéet yow dong xalaatoo dara. man non si ankay mais xalaat naa ay porte am nga dem sa yoon. est-ce que c'est démb. ci ginnaaw. amul lu dikkaat encore. dikkaat comme nan noonu. amul loo xalaat loo souvenir xamante ni ci souvenir la bu jóge ci démb. non man question bi laa comprendre quoi c'est que moom fi muy. xam nga sa jaar-jaar. sa jaar-jaar. dafa xaw a dëgër.
metti tuuti papa nee na doo dem yaay di encouragé nga xëy bés gisatoo papa xëy bés gisatoo yaay nga ni damay continuer sa nijaay di la suivre di xool nga am ci ñoo tatafu muy ñoom El Hadj yàlla def ngay football di dem di avancer macha allah tukki nga dikkaat nga ñëw champion Sénégal nga jëlaat li nga xamante ni mooy championnat bi nga toog wéet nga ni sama jaar yooyu ma jaar est-ce que amul lu dikkaatu mémoire ci bi nga wéetee ci maanaam ci yeneen kii yeneen année yu ma passé yeneen année yi nga passé ko say waajur ak it club yi nga jaaroon mu difficile waaye tey club bi ma taxaw na tey man maay champion Sénégal dëgg la waaw parce que tamit xam nga milieu football tamit noonu la milieu football moom dina am ay moments yu metti dina am tamit yenn moments yoo xamante ne xam nga day neex tamit parce que xoolee GF rek man après toog na un moment yoo xamante ne ma après man dama blessé wu moment yi tamit nekkoon na ay moments yu métti xam nga nekkoon na ay moments yu métti yoo xamante ne xam nga layel sa waay élage dama doon yow ni dem si kiné bi mancé ma rek après ma dem tëdd xam nga milieu football noonu la quoi parfois day am ay moments yi kii xam nga parfois day mais football mun nga dund lu métti tey nga jékki-jékki ñëw dund lu neex ni yow après yow affaire yi métti da nga koy fàtte kon dafa mel ni tey de mun naa nekk fii quoi di wax ak yéen jékki-jékki dem signé contrat bu mag fàtte lépp fàtte na sax man mos naa jaar milieu football noonu la quoi. noonu la quoi milieu football noonu la. milieu football daal bu neexee rek nga fàtte. non maanaam du nekkul fàtte quoi mooy maanaam kon da ngay fàtte yi affaire yi métti yoon xam nga soo xoolee ay ñoom Henri Camara yi suñu lay expliqué ñoom dañ doon entraîné Jaraaf di dox mu Pape Bouba Diop di jënd caaf xam nga di yëy tey jii Henri Camara tey su toogul wax la. di jënd lan di jënd ay caaf ay gerte caaf. yow di nga est-ce que daan nga jënd caaf yow. man waaw man jaar naa ci. El Hadj est-ce que xam nga ne El Hadj da daan jënd caaf moom it. dégg nga moo la ko jàngal. non mooy El Hadj da doon jënd caaf kii dama xam carrière man dund naa affaire yoo xamante ne yu métti yoo xamante ne tey jii maa ngi Mbaye Diop. man doxee naa ma xool point ba ambassade Espagne. dox. yoroma paas ma dox dem ñëw. barki yàlla billaay te xoolal visa après daw ma billaay te moment boobu noonu xam nga man maa ngi doon gis rek tukki rek nga doon gis tukki rek wala parfois ba may nekk alphabet foot ay dañ doon def ay test Dakar Sacré-Cœur damay yeew ni sama yaay di bale foofu ma yeew xam nga ne ko maa ngi dem quoi mu kii nii sër bi xam nga mu nekk ay weccit quoi mun a ma am mën a ko noo teel barki yàlla ma dem léegi su ma demee léegi ba 2 voies yi xam nga sama yeneen gars yi xam nga ñoom dañuy jël bis. léegi ñoom dañu may gis may dox quoi parfois gars yi day ñëw parfois di ma mbalak quoi naan ma yow xam nga yow gars yi di jël oto gars ngay dox affaire moment boobu noonu bañoon naa. jël weccitu maire bi parce que xam nga tamit maire bi ndax weccit boobu rek xam nga la maire bi yor affaire yi. xam nga léegi après damay jël. après man dama ne ko noo garaaw quoi teel quoi ma dox. dem def lu may def après. souvenir bu garaaw ba tey Madior ci wàllum souvenir. dañuy faral di dégg ñu naan bu ñu nee diw baax na nañu laaj ba xam mbokk yaa ko ba tax na non c'est normal ba tax na Madior demoon nañu ba tey ci wàllum doxantu dugg nañu kër Chérif ñu déglu leen rek après daal di mosu leen yëg ñu jël leen rek après daal dellu siwaat ay dinañ ñëw de dinañ ànd ak ñoom ci kanam tuuti ñoom tamit ñu wax li ñu xam ci seen doom mais aussi ton copain ton frère il te fait un coucou depuis Maroc Fodé mu ngi lay def un coucou moom sax waaye du ma wax bàyyi damay jékki-jékki rek nga dégg ko muy wax te du ma ci débat ba tey auditeurs yi mun nañ def 88 628 05 05 88 628 05 05 pare na ñu dem ci bërëm ba baax ci xol yi bokku néeg baay ñu ni nel la
maa ngi leen di nuyu d'ailleurs man la Mamadou Bousso quoi magu Chérif Bayo. Chérif moom li ma xam si moom mooy avant tout jour la quoi day football la def comme métier quoi kenn loolu moo ko may tur tey ba ku nekk naan Chérif quoi tam yaruwam dalam jox ñëpp cër quoi kenn loolu moo ko may tey ba ku nekk naan Chérif quoi ñun ñëpp presque boo xoolee moom du mu ne sax ñun quoi mais presque Grand Yoff bi yëpp dañ koy ndamoo quoi Chérif loolu nekk champion Sénégal loolu moom yëpp Grand Yoff yëpp dañ koy ndamoo surtout ma ASC doole yi ak kër mi ñoom El Hadj Cissé ñi nga xam ne si ñoom la commencé ñoom ñoo ko tete ba mu toll fii quoi te ñoom ñoo def fi moom tey loo xam ne ba ku nekk naan Chérif quoi waaw ñun ñëpp tey ba suñu kër tam ñëpp dañ ciy kontaan ñëpp gis nañ ci daal njëriñ quoi ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax Chérif moom moo ngi noonu Chérif moom di wax si moom sax benn instant da ngay lool parce que Chérif waaw nekk na nit boo xam ne moom comme na laa ko mën a waxee quoi Chérif yaru na yaru boo xam ne tey mun naa ne sax Chérif lu mu war a football sax des na pour man yaru woom sax moo ko gën a xamoon Chérif daal moo ngi noonu Chérif daal nit bu yéemee la quoi man mënu ma la wax si moom man mi en tant que magam xëy na dëgg am na lu bëri loo xam ne xam naa ko si moom sax mais pour di ko wax sax day xaw a difficile quoi waaw mais daal nit ku yàlla jàppale la quoi te tam nit ku yaru la nit ku jox ñëpp cër la surtout ay magam ak ay raxam ak ay xamoon ak këccam yi ak ay dëkkandoom ñëpp jox na leen cër waaw nit bu yaru la quoi te li muy def tam bëgg na ko quoi waaw bëri na ay jaar-jaar de waaw Chérif moom bëri na ay jaar-jaar trop sax waaw Chérif moom yaakaar naa li muy def nii non da ci galéré wu quoi waaw da ci galéré bu baax sax parce que tey man damay fàttali ko rek ay temps bu mu nekkulee woon dara nekk ci ay tànk ñoom El Hadj Cissé temps yi métti woon na trop day am test sax man ak moom ñoo bokk nekk ñooy fanaan day am ay test sax yenn test yi gars yi di ko woo mais day am sax problème mu dal man guddi maanaam ko demal def mais noonu danaan déedéet mais dàll ay dàllam lay jël di ko ñaw ci guddi bi moom dafa amoon benn ñawukaay dàll quoi moom lay jël di ñaw dàll yi ba dàll yi nekk te bu demee si test yi bu demee moom lay jël waaw loolu moom gën na ma marqué si ay xam nga ci jaar-jaaram quoi waaw loolu moom gën na ma ci marqué quoi di ko ñaax mu gën a yokk rek fu mu toll nii parce que Grand Yoff fii nii boo xoolee yenn joueurs yi nekk Grand Yoff yu bëri seen carrière dafa am fu muy yem quoi booy bëri boo xoolee dañuy dem ba ñu naan jeex na nga gis ñu wàccaat quoi waaw man moom nag maanaam du mu ne wàcc na quoi wàccul mais parce que man gis naa ne chaque instant rek moom day teg ay escalier quoi parce que am na fu mu jóge woon ba fu mu toll fii xam nga loolu liggéeyam moo ko may léegi na jéem a def le tour rek bañ a wàcc xam nga di ko gën a ñaax tam si li mu jàpp nii mu gën ci teg tànkam rek gën a yokku quoi xëy na li ci des yàlla baax na waaw yàlla dina ñëw quoi man loolu laa koy gën a yokku quoi. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Ndeye Tane man maay magu Chérif en même temps di yaayam di magam di lépp waaw ñun ñuy dëkk Grand Yoff fii ñun ay magu Chérif lañu ñoo bokk ak moom ndey ak baay gaa sama yaay nekk fii waaye ñun ñooy yaayam ñun ñooy léppam daal Chérif nekk na koo xamante ne ni macha allah Chérif xale bu baax rakk ju baax sax laay wax rakk ju am yërmande rakk ju am ful ak fayda bëgg li muy def Chérif man su may wax Chérif fii nii du ma fi jóge parce que Chérif barki salaatul fatiha nekk na koo xamante ne ni ku am yërmande ci ay magam surtout ci yaayam moo tax damay wax ne yàlla mënoon na bàyyi sama yaay ba mu fekkee njëriñu Chérif ndax Chérif nekk na koo xamante ne dafa am yërmande ci ay magam ci ay rakkam même ci kër gi bu ñëwee Chérif bu ñëwee gis kër gi nii xaw a kii tuuti rek Chérif commencé génne xaalisam lu mu am da koy bokk ak magam bokk ak rakkam kenn du feebar kenn du mer kenn du stress même boo stressé sax Chérif laa mën a poche mu jox la ko en même temps di la soutenir wax di la dalal defal Chérif daal nekk na xale boo xamante ne macha allah ñu dañ koy ñaanal rek souvenir dama ñuy fàttaliku amoon ay temps loolu yàgg na loolu est-ce que nekkul amul ay 10 ans 11 ans yooyu parce que dama daan gis sama yaay bu demee marché bu ñu dee fëgg jaay wala daal bu bees Chérif moom daal yooyu lay fubale da ngay gis mu teel a takk daal li taxaw ci mbedd mi nag 5 heures fi mu jotee mu ngi petit kan xale yi football bi da ko yàgg bëgg man xam naa ci dara football da ko yàgg bëgg même bu sa wax na ko sànq nee na dafa amul ñëwukaay boo xamante ne nii boo xamee ne suba dafa am match guddi gi la koy ñëw teg à part Chérif li muy def da ko bëgg nekkul loo xamante ni pour gis na magramam yi di ko def mu ne xaar ma def ko non affaire bi dafa mel ni doom la ci ma lu ko moom daal dafa dem dafa am amour football ci dafa am amour daal ci dafa am amour ci football waaw encore une fois daal ñun ñu ngi koy ñaanal ñun magam yi rakkam yi xam nga jarbaatam yi ñëpp ñu ngi koy ñaanal lépp fépp foo xamante ne bëgg na ko fi egg yal na ko suñu borom bi jàppale yal na ko suñu borom bi aar teral ko sargal ko lafal ko ci cat surtout cat waaw ak dàqal ko seytaane ñun xamoon nañu Chérif sax waroon na dépassé fii mais yàlla moom bu yàlla lu mu tudd rek xam nga waaw ñun jaaxul ñu parce que Chérif xamoon nañu Chérif bëgg na football bi te xamoon nañu Chérif mi dina egsi fii daal waaw xamoon nañu Chérif dina egsi fii daal waaw ñun daal ñu ngi koy ñaanal encore une fois ñun magam surtout man yaayam magam léppam maa ko yor lii fóot lii passé lépp bu ñuy yërëm sax kenn du ko laal man maa koy laal man maay fóot man maay passé maay def lépp waaw ñu ngi koy ñaanal encore une fois ci kaw ci kanam rek waaw bu mu dégg dara na continuer rek bu mu dégg ay wax yi dugg na fi parce que tamit xam nga nit doomu aadamaam kuy réussir nañuy bañ bu ñu gisee yaa ngi réussir rek automatiquement rek ñu ngi jéem a def loo xamante ni pour yàqal la daal dama koy wax ne ko de carrément ne bul déglu dara xam nga ñun ñu sa ginnaaw lépp loo bëgg subaa nga ko ñun ñu sa ginnaaw waaw bu mu tiit parce que déjà am na ñaari waajur am nañu sama yaay da ko bëggoon tellement que sama papa tam même chose dañ ko
ko bëggoon macha allah gaa bëggoon nañ ñëpp mais moom wax dëgg yàlla moom bëggoon nañ ko te am na ñaan waajur yokk ba yokk rek ñu ngi koy ñaan encore une fois bu mu ragal dara ñu si ginnaaw. Ça c'est le parcours d'un guerrier di ko wax bravo encore une fois moom Chérif Bayo Chérif ban sentiment nga am boo déggee waa kër gi di wax lii. waaw benn instant tamit ñii tamit xam nga ñii nii kon sama mag bi mujjee wax nii kii mooy ndekte ne quoi. kii moom saa yi ma ñëw su ma jógee centre moom presque dama ñëw yulil ko bagage yëpp kii moom mooy fóot lépp xam nga mooy fóot mooy passé affaire yooyu xam nga amaan na keneen sax faamata du ma ne amaan na keneen amaan na ñeneen quoi. ay ñoom nabu xam nga ay ñoom rugi am naa sa mère bu nekk États-Unis rugi affaire yooyu xam nga ay ñoom Mabdou affaire yooyu yëpp xam nga ñii moom wax dëgg yàlla moom ñii nii ak ñoom El Hadj ñoom Mbaye Diop ñii ñoo gën a tax sax mbay rayante ndeysaan xam nga ñii moom xam nga rek xam nga kon lu mu wax ni maanaam du ma jóge centre ba ñëw fekk leen su ma leen fekkee ñu toog nii sax calme nii sax parfois dama ne mais lan la quoi lu xew wala parfois mooy jóge centre parfois dama leen woo téléphone affaire yooyu quoi xam nga yëngal leen ne leen maa ngi ñëw quoi da ngeen préparé affaire yooyu expliqué nii xam nga parce que man bëgguma ñoom ñuy toog quoi parce que soo xoolee maire bi moo doon animé gàll bi xam nga maire bi décédé nii xam nga su ma ñëwee damay fekk kii néegam léegi damay bëgg ñëpp nag xam nga daje ci salle ndeysaan xam nga su ma ñëwee toog ak ñoom xam nga kaf affaire yooyu rey affaire mu mel ni dafa am esprit bokkoo esprit bi nga xamante ni tey mu ngi dajale ay nit esprit bi nga xamante ni tey mu ngi créé waat beneen lien entre moom ci famille bi entre moom ak ñi nga xamante ni ñooy copain man damaa jékki-jékki rek ne sarax seen kër bu so ne ma am na yeneen copain de ma ne ko soxlaw ma leen yéen laa jël si ba tey sax ci wàllu témoignage xam nga Madior man à chaque fois dama naan man su ma leen gisee ñu ànd ak El Hadj man fierté lay doon parce que chaque fois da ngay gis ci ñoom loo xamante ne benn jàngat la da ngay gis ci ñoom benn taxawaay boo xamante ni tu te dis que ni ñii ay jeunes lañu c'est vrai mais mun nga jàng ci ñoom loo xamante ne tey boo ko utiliser en tant que arme mun na la jëriñ ba tax na dañuy dem directement Maroc lañ jëm. maa ngi tudd Fodé bon c'est la première fois sama voix di passé sax ci rajo mais li ko waral tamit je crois que jar na ko pour man ndax pour ma wax ci sama frère un ami un complice nit bu ma nawloo sama bopp Chérif Bayo frère maa ngi lay nuyu kontaan ci yow encore di la wax félicitations on n'a même pas l'habitude d'entendre ce mot ndax ki ñu jiite amul sax habitude di ñu ne baax na xam nga baax li ma lay wax buñ daan def sax bu niroowee lu baax sax daf ñuy ne baaxul ndax mën na gën a baax lii kon tant que gënul baax lii rek baaxagul donc mu doon mbégte bu mag ci man ak vraiment honneur pour ma wax ci moom un frère un ami mais vraiment un modèle pour tous les jeunes joueurs non seulement du Sénégal mais plus particulièrement de Grand Yoff ndax foofu la juddoo foofu la yaroo foofu la màggee mais tellement de par sa personnalité, son éducation, sa discrétion, il passe toujours inaperçu. Sous les radars, il passe toujours inaperçu. su ma toogoon fii di wax tamit li ma xam lépp ci moom yaakaar naa seen émission lépp lay jël te du doy kon damay résumer essayer d'aller à l'essentiel. Chérif Bayo man nekk naa ak moom je dirais léegi bientôt ñu def 12 ans waaw ndax 10 yi moom xam naa ni mat na ba pare donc koo jot a àndal fukki at déjà xam nga ci moom lu bari ndax partagé nañu lu bari man ak moom li ma gën a marqué sur la personne mooy sa simplicité son humilité un gars qui a toujours la tête sur les épaules dara du ko ébranler dara il reste toujours concentré sur sa cible loolu daf ma marqué trop ci moom son envie de travailler mais surtout dans le silence doo ko dégg mu wax du ci biir du ci biti bu nekkee ci biir terrain du wax bu nekkee ci biti du wax mën na tooñ nag waaw tooñkat la de day tooñ di la balak mais génne ci loolu dans sa vie quotidienne sax xamewuñu ko wax donc nit la boo xamante ni gëm na li muy def bëgg na li muy def mais surtout dafa am diine ba pare fonk woy juróom surtout bu jigéen di ko ñaanal fi mu tëdd sunu yaay gën ci moom te di ñaan yàlla tas ñu ci barkeem ndax dafa doon yaay boo xamante ni daf ma marqué personnellement
ndax dinañ daan jóge entraînement fekk ko mu toog ñëw nuyu ko léeg-léeg mu taxaw ci balcon bi nañu ñoo ngeen jàpp leen de waaw day baax góorgóorlu leen rek mu doon ay kàddu yoo xamante ni dama koy fàttaliku fu ma toog moo tax tey xëy na li ñu gis sax dafa am na ñu mu bett mais du ñun lii bett ñu succès d'être champion du Sénégal bokk na ci le plus petit titre yi nga xamante ni c'est à nos attentes parce que on sait où on va on sait pourquoi et avec qui on est car on sait que c'est un jeune boo xamante ni il a un talent fou mais il est resté lui-même am na ñaanu waajur te ñi mu dëkkal ñëpp fonk nañ ko respecté nañ ko fi mu dëkk boo fa duggee même xale bu gën a ndaw boo ko nee Chérif il va te dire la même chose que je viens de te dire et j'en suis sûr qu'il y aura d'autres témoins qui vont venir ils vont répéter à peu près la même chose donc di ko ñaanal rek di ko ñaanal yàlla may ko wér gudd fan et lui dire aussi que frère on n'y est pas encore le chemin est encore loin ndax ñun ñoo ko tànn te fi ñu bëgg dem xam nañu ko fi ñu bëgg dem xam nañu ko te gëm nañu ni day am te day am sax ci kàttanu yàlla et de passage may remercier may saluer El Hadj notre frère notre coach mais vraiment quoi il est tout pour nous parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui on est là que tout le Sénégal parle de nous que une partie de l'Europe parle de nous c'est grâce à lui buñ demee tey ba am sañ-sañ di dugg ci biir tubaab bi du football ñu nangul ñu ko vraiment loolu le mérite lui revient on te dit pas merci car tu n'as jamais aimé ce mot mais on te dit que on est toujours dans le travail parce que ci loolu nga ñu teg te ci loolu nga bëgg ñu tegu kon on est toujours dans le travail le projet est toujours là l'objectif reste le même viser plus loin aller plus loin pour réaliser l'un des plus beaux trophées qu'un joueur n'a jamais fait en Afrique parce que ñun loolu lañ gëm dañoo gëm ni ñun dañuy def lu nit mësul def Afrique ngëm-ngëm boobu moom moo ko def ci ñun te incha allahu rabbi dinañ ci des dinañ ci sax Afia aussi merci de nous avoir donné l'occasion quand même de parler de lui devant toute la communauté de Grand Yoff encore merci beaucoup lañ koy wax Youssou tamit mu ngi lay nuyu nee na tu fais notre fierté merci beaucoup mais Madior dégg nga de booy yi dama leen loqati ji fu sori wax loo leen mais Khady booy bu topp nga ko ba mu sës mais man Bachir man li ma gën a jaaxal mooy Khady dafa voyagé. waaw dafa dem àdduna mais xanaa mu ñëw gàlle wax naa ma fekk ma ko mais dafa jógee sa kër tukkiwaat ba Maroc. ba Maroc waaw. t'as vu si te aussi tamit li ma gën a touché dafa seral suma xol. wallaay mooy remerciement yëpp nee dañ koy remettre à El Hadj te bëggul ñu ne ko merci. te aussi dafa am benn mot bu doy waar bu mu génn mooy toujours dañuy def njàmbaarte yaakaar na ñoo rey gaynde bu nu ñëwee mën a ñu def leen dara ki lay jubal ci yoon woowu daa am lu mu bëgg ci yow daa am fu mu bëgg nga yegg xam nga Khady li gën a dangereux ci ñun mooy que da ngay def dara lu ndaw rek ñu ne toj nga fi yaa fi mën tu te dis que donc je suis le meilleur fekk doo dara nga gëm loolu ba far yàq sa carrière gis nga fi mu dugg ci El Hadj te aussi Chérif loolu la jugé ci El Hadj est-ce que Chérif El Hadj mus na la wax plan am bi nga xamante ni moom la dund ci àdduna yow El Hadj mus na la ko wax. waaw sa waaye moom parfois kon ñun matin bi kon ñun bu ñu jógee entraînement ñoo toog buntu gàllam waaw parfois ñoo toog buntu gàllam parfois mais suñu waxul lépp tamit parfois tamit xam mu cofal soo xoolee sànq rek mi ngi ko doon wax xam nga mu bàyyi ay liggéey bureau xam nga ñëw gérer ay boy yoo xamante ne wax dëgg yàlla da doon nekk terrain maanaam dañuy def la ay séance yenn gars yi dañuy rom nan ko amee kii moom xam nga la moo tax mu dul dem jàppale xam nga jàpp si leneen xam nga mu nekk fi di kii ak booy affaire yi parfois ñu toog parfois mën nañu booy man dama bàyyi léegi lii pour yéen quoi affaire yi xam nga ñun tamit ñun après ñun dafa ñu quoi ñun tamit ñun après ñun joueurs yi après dañu def sacrifice di yeewu chaque fajar man ba si nii sax man su may préparé sax imagine parfois damay ñëw terrain tardé fekk ko sa waay toog barke yàlla sa waay toog ñu terrain de te xoolal man su ma ñëwee te moom du fa nekk di ma wax du ma kii dara man daal parfois man maa ñëw wax ko bopp waaye man de gën di affaire yi expliqué xam nga mais après du bëgg sax après may ñëwaat si loolu quoi dana ma dawal tour après nga ñëw xam nga mais parfois ñu toog parfois xam nga mu cofal ma ay jaar-jaaram xam nga dëgg la nag man xaw ma lépp parfois damay cofal ne ma xam nga man dama def sacrifice xam nga bàyyi léegi xam nga pour lii quoi affaire yi
est-ce que xam nga ni jaar-jaaru El Hadj bu ma toogoon di la ko expliquer tey da ngay fàtte sa jaar-jaar. non c'est vrai. kii moom ak sœuram ak frère am suma kanam la ñu judd. yaayam Marietou Touré. papam di suma wëlëra baay. di suma xarit. yaayam di suma wëlëra yaay. di suma xarit. ma yar leen à bas âge. mu am jaar-jaar boo xamante ni je ne peux pas dire que lu difficile la mais jaar-jaaru jom la ak fulla ak fayda. lu seen papa instauré ci seen mémoire. benn bi ci njëkk jiitu du njàng du football xam nga lan la gëm yàlla. loolu la yàlla loolu la seen papa njëkk def ci ñoom. gëm leen yàlla. respecté leen li yàlla digle avant tout leneen doog ci tegu. respecté leen aussi les parents. loo leen ci teg nag yéen la. tànk yooyu la seen papa njëkk instauré ci seen mémoire. moo tax hélas doo gis lu ñàkk fayda déjà parce que baayam ñàkkul fayda ba ni mu sàngoo suuf yàlla na xippee àjjana. amiin kon da ngeen yéen da ngeen bokk jaar-jaar moo tax ma ni la est-ce que des fois du la sax expliquer ay jaar-jaaram. ndax jaar-jaaram bu la expliquer nga xool sa jaar-jaar la nga naan ñoo em jaar-jaar waaye moo ma gën a doy waar jaar-jaar. mu bokkaat ci les meilleurs à Grand Yoff sur le plan football. kuy football Grand Yoff El Hadj moo dàq football. dëgg la xam naa dara sa am bokk terrain. xel waaw bokk ngeen terrain. ba pare nekk benn mas galaa nii rek. te ba pare nekk lu ndaw ci biir terrain. gis nga fi ay professionnels ay Xaasimiru. ay comment dirais ay Frédéric Mendy. Sékouta Dabo ñu ni mel ak Sékouta Dabo. ñoom ñoo doon ñoom ñii la woon ñoom la woon. ñoom Sékouta ñoom ñoo bokk génération. ñoo nekkandoo JCLT ñoom. waaw donc JCLT lañ njëkk a tàmbali. doog fa jógee JCLT produit yëgoo produit JCLT la. Touré fii la daan ñëw di tubb booy yi di yóbbu. merci ñoom Bart. ñoom ñi ni mel. El Hadj moo leen dax xool football fop. ba pare nag aussi néew ma yaruwuñ de waaye moo leen gënoon a yaru. xam nga ne woon na la dama naroon voyager. lépp dañ ko tàmbale ci loo xamante ni xale yu ndaw la ñu woon. macha allah kon li mu doon tey il le mérite à 100%. te li mu def ci seen bopp boo leen toppee lool rek di ngeen am lu kawe seen jox. gis ndam te bëggu ci dara man je le sais. xam naa loolu. voilà mi ngi noonu. am na solo Madior 10h17 jot na daanaka yegg nañu daal ci njeexitalu émission bi. waaw li ma koy wax rek. di ko laaj mooy lan moo la gën a neex ci àdduna. man li ma gën a neex. Madior am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko. asalaamaaleykum. l'affaire de tous. booy bi yeewoo kooku ba léegi des na de. des na de. des na dafa la affaire de. des na de. na gën a yokk. kese. affaire bi moom bal maa ngi. waaw. na gën a góorgóorlu. incha allah. mais defagul dara de dafa mu ngi ci buntu bi. dëgg la. léegi mu ngi ci buntu terrain bi. di ko buntu terrain bi de. góorgóorlu sax ci pelouse bi. dëgg la incha allah. na gën a góorgóorlu. incha allah waay. ok. jërëjëf. Serigne. waaw. yow boo la xaaral Ibou rek xanaa Ibou wax la sama yóbbante. non déedéet. Ibou wax na la ko de. non billaay waxuma dara. Ibou wax na la yóbbante bu ndaw. góorgóorlu. moyen bi quoi. waaw góorgóorlu. góorgóorlu bu baax de. waaw dara waaw incha allah. waaw gis nga li ci ginnaaw. am koy fàtte. dëgg la. xool di nekk ci kanam. dëgg la incha allah. boo xool si téléviseur bi rek doo dem. dëgg la. góorgóorlu. incha allah el moom daanaan la. dëgg la El Hadj. El Hadj moom l'affaire de tous la moom. si El Hadj. moom xam na l'affaire de tous lu moo tax ay waaw c'est sûr. bëgguma ci ak mu téléphone. waaw ok waaw. dama koy laaj kii affaire kii bi. kii yor kii bi émission bi. maa ngi lay dégg bu baax. ñoo ngi lay dégg. na la El Hadj wax ndax mooy affaire de. non man comprendre naa histoire bi Madior laay bañ mu xam ko. Madior. waaw. donc te posé question moom la mooy l'affaire de tous. waaw. ok ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax. jërëjëf. yal na yàlla xeex. amiin. Magal rajo bi ak Bas. jërëjëf mu ngi lay dégg. Bas ñu ma ko baax. mu ngi lay dégg bu baax.
ok merci waay grand merci ok merci waay. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Laye Kama Madior nga ne lu mu gën a bëgg. waaw Chérif loo gën a bëgg. maanaam mais soo wax li ma gën a bëgg mais da nga naan si benn domaine quoi. non dama ni. àdduna. waaw ak waxtu wi nga toll nii. lan moo la ci gën a neex. li ma ci gën a neex. waaw li ma ci gën a neex mooy sant yàlla mooy man maa ngi ci jàmm nii quoi maa ngi ci jàmm nii. ça va man moom tàng maa am wér rek ak gudd fan ça va quoi. sa jaar-jaar lan moo la ci gën a métti. waaw li ma ci gën a métti moom bëri na moom mais pour wax lenn rek mooy li nga xamante ne sama yaay fekk ko waaw loolu mooy lépp waaw loolu moom sa waay loolu moom xam nga rek ma ne ko loolu moom soo waroon maanaam su ma doon dund leneen tamit loolu moom xam nga loolu benn instant c'est que loolu benn kii la ci man quoi benn affaire boo xamante ne dafa rëy ci man quoi waaw. sa kàddu tàggu doogu mujj. waaw xam nga maa ngi gërëm xam nga maa lay gërëm yoo xam nga di gërëm mama xam nga di gërëm El Hadj ama ak sama kës yi quoi ñoom. mais fii boo nee maman duñ ko xam de. fii Khadija nga ñoom Khadija ak Basirou xam nga ay ñoom Mbaye Diop Makati xam nga ba pare di gërëm sama mag yi quoi ay ñoom Déterrain ñoom Famata ñoom xam nga Rugi Mabdou ay ñoom Bousso daal xam nga ay ñoom Nabou affaire yooyu xam nga ba pare ak sama gars yi ñoom Lamo xam nga Cheikh Sow booba affaire yooyu xam nga ay ñoom yu si génn moom nekk fi moom xam nga moom soo ko jëlal moom xam nga moom xam nga maam nga ba ñu xamante yàggul sama waay la xam nga en tout cas daal maa ngi gërëm ñëpp xam nga maa ngi gërëm waa xam nga waa rajo Afia FM xam di gërëm ñëpp quoi xam di sant ñëpp. jërëjëf El Hadj looy tàggatoo. waaw mais di rafetlu invitation bi et puis di wax ne njëriñu Grand Yoff mooy Afia. voilà parce que tey li ñuy wax ci dëkk rek information dafa am solo. tey bu fekkante ne xale bi amuñu woon Afia mënuñu woon am tey source yu mel nii. ba mu mën a tey à partir de Afia dina ñaaxaat ay moroomam. voilà ñu gën a xam ne ci domaine bu ma munti nekk histoire da ci am solo. voilà léegi histoire nag lii lay jëriñ. mooy acteur bi koy def soxlawuñu rek mu nekk ci terrain bi. mais parfois mu génnee li ne ci biir bopp bi voilà su ko defee ñenn ñi référé wu ci pour mën a xam tirer yëpp yi ci kawam te tey loolu fu mel ni Afia nga ko mën a amee. waaw man tam mi leen di accompagner xam ne seen carrière lii moo koy doxal moo tax tàyyiwuma ñoom ci wàllu wi ñu nekk man it ci wàllu wi ma nekk xaaruma leen ci. voilà damay def loo xam ne à ce que moo leen di fésal yóbbu leen ci kaw ba di rafetlu lool et puis surtout di mention spéciale à la directrice. voilà c'est très important et puis yow Madior may wax tey li ñuy wax yaay suñu communicateur au niveau de Grand Yoff. suñu Mansour Mbaye ma jaaga ci la déedéet moom mooy suñu Madior. mooy suñu Madior. waaw mais moom mooy suñu Madior. waa ba tey. voilà et puis ak yow it Sister Khadija. merci voilà di la gën a wax ne yokkal góorgóorlu bi parce que xam nga on voit que ne y a du professionnalisme dans ce que tu fais. et puis c'est ce qui fait la personne c'est ce qui fait la personne ci domaine boo nekk di ci jëflante rek gis nga à chaque fois da nga ciy gagné benn expérience ba mujj gi foowukaay lay doon ci yow. voilà te man noonu lay dundee noonu tamit laa bëgg képp ku nekk ci milieu nga xam ne l'estime en soi dafa am solo. mooy li tubaab di wax. li ngay def bu ko jàppee ne même bu fekkante ne poussière kese la jàppal ne poussière boobu pour taaral la. voilà moo tax nag xam nga après yow boo bëggee rek xam nga sentir nga ne li ngay def mi ngi jëm ci kaw. ba tax na ñu ngi gërëm surtout waa Samatech. ñi nga xam ne def nañ seen contribution pour mën a accompagner ak Xasport ànd ak Afia FM ndax cadeau la woon pour tamit gërëm Afia ci domaine boobu quoi. et nous remercions tout le monde. merci. jërëjëf El Hadj ñu ngi remercier bu baax a baax ci li ñu accompagner guma pour l'instant ci Coupe d'Afrique bi. jox ñu ay t-shirt. te nee naa Khadija moom la ñuy sol durant Coupe d'Afrique bi yëpp oui moom la ñuy sol.
mu nekk marque bu am solo marque bu am njariñ aussi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Chérif merci kon ñu ngi joxante dig daje ba lundi bi ñëw incha allah jërëjëf